www.sangatv.com. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi ponk ci gën a fës tey jii ñu koy fàttaliku gannaaw ba nu ko fàttee moom Mamadou Diop te étudiant ba woon mat na juróom-benn at ci tey lu ko jiitu Balla Gaye la woon moom am na fukki at ak juróom-ñaar moom it ba ñu ko fàttee fële ca UCAD nag tey ñu def ko journée noire maanaam bis boo xamante ne nii amul lenn lu nu fay amal ca université kuréel ga nga xamante ni moom moo ëmb amical ya la ñuy sàkku nag mooy ñu daal di rek sàmmonteeg ak yelleefu étudiants yi naka noonu it ña ngay naqarlu kon patiral gi ci kilifa yi ndax nee nañ li nga xamante ni moom moo soxal kon faatub ñaari étudiants yooyu ba nëga ni matuwaay yi ñu ci waroon jël kon dafa des dinañ ci dellusiwaat beneen ponk ci biir xibaar yi muy rapport nag Timis Corporation tey ki fi nekkoon jiitum jëriñ di Abdoul Mbaye àdduna nag ci mbir moomee ute ak lu nit ñi doon wax moom la mu xamle Abdou Mbaye mooy Petroisia kon samp nañu ko lu jiitu ay fan ci kanam tey fan kon ca gannaaw ba nga xamante ne rek kon rapport boobee ñi ngi ko doon laam-laamee nee na nag capital ba ñu ko tëralee toll na ci $10,000 bu ñu ko xaymaa juróomi million la ci suñuy koppar Thierno Alassane Sall moom mooy njiital République des Valeurs moom nag la mu xamle mooy permis yi nanu ko yëkkati bu fekkente ne bëgg nañu kon Sénégalais yi daal di rek mën a bénéficier wu ci njeexitalu kon lii pétrole ak gaz bi nga xamante ni ñu ngi koy tudd ci suñum réew loolee nag mi ngi ko xamle ci bi nga xamante ni rek Ousmane Sonko moom ma nga doon génnee ab téere boobu nag soxal kon yorinu pétrole bi ak gaz bi dinañ dem ba commune bu Darou Khoudoss ma nga nekk ca département bu Tivaouane conseil municipaux yi ak askan wa ñoo manko di wax li leen naqari bokk na nag ci ñàkkum ndox courant naka noonu ñu ne nag tool ya fa nekk gas néew boo moyul daanu ko ñàkk ndax carrière yooyee ñu fa samp fële ca Sadio mu foofee nag ñu gis ne askan wa ñoom it ña nga doon amal rek ab doxub ñaxtu li ko waral nee nañ nguurug Sénégal li nga xamante ni moom la leen digoon defu ko tamuy nag daal di goudronné seen tali boobee loolu nag tax na ba ñu amal ab doxub ñaxtu di sàkku yi tamit ñu defal leen fa yeneen jumtukaay yoo xamante ne askan wi daan ci mën a jàpp ndax nee nañ seen dëkk ba ñàkk na lool mbokk yi ponk yaa ngi ni daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay bu ngeen taaxirlu tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi li ci gën a fës kon bokk na ci tey jii ñu koy fàttaliku nag gannaaw ba mu dëddoo ñu faat ko moom étudiant ba woon muy Mamadou Diop mat na juróom-benn at ci tey ñu koy fàttaliku tey jii la ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru lu ko jiitu nag Balla Gaye la woon moom it dañu ko faatoon mat na fukki at ak juróom-ñaar ci tey ci UCAD tey ji nag journée noire la ñu ko def muy bis boo xamante ne kon amul lenn lu ñu fay amal kuréel gi nga xamante ni moom moo ëmb ya mi ngi doon janook taskatu xabaar yi di sàkku rek ñu daal di kon sàmmonteeg ak yelleefu étudiants yi ñoom ñooñe nag di naqarlu maanaam nguurug Sénégal ak kilifa yi dañu doxalee ci mbirum faatu yooyu ndax nee nañ boobu ba nëga ni kon ñi ngi xaar daal lu leer a leer ci wàllu yoon waaye des na ci fàttali tamit procès bi nga xamante ni kon moom moo jëm ci Mamadou Diop ma ñu faatoon ak takk der yi ñu ci tuumaaloon loole nag nee nañ danañ ko dooraat procès ba maanaam àtte ba loole fukki fan ak juróom-ñeent lay doon ci weeru février bi ñu dëkkmal ñu daal di àddu nag ci leneen muy nag li nga xamante ni kon moom mooy mbirum Khalifa Sall wax nañu ko Khalifa Sall mi nga xamante ne nag kon démb ñu ngi woon nag ci ñaareelu kon ay bis yu procès bi ñu li jëm nag ci xeex bi ñu yóbbu woon ko ba cour de justice bu CEDEAO ñu ne nag cour gi moom dana ci àddu du yàgg dara fii ak weer nag ñi nga xamante ni kon ñoom ñoo nekk ci ëttu àttekaay boobee daanu rek yëy yàbbi ci mbirum Khalifa Sall waaye jàpp leen nag lañ fa jël ci dogal bokk na ci la ñu doon sàkk ñoom avocat yu Khalifa Sall mujj ñu leen ko nangul ndax dañu doon bëgg rek ñu daal di kon neenal boobee dossier ñoom nag ñuy sàkk ñu daal di wéyal acte bi loolu it dinañ ci dellusiwaat juróom ñaari fan gannaaw ba nga xamante ne nag ñi ngi ci mbiccoog mbaalo gi ci mbirum Khalifa Sall ñu naan nag ndax dañoo war a amal partie civile am waaw am déet soxal nag mairie bu Ndakaaru loolee nag ñu ne boobu ba nëgg ni daanaka boo xoolee sax dossier bi
ca la toll waaye nag ci àjjuma bi nga xamante ne nag ci la ñu jëm am nañu yaakaar nag ni àttekat bi di Malick Lamotte kon dana daal di rek àddu ci mbir mi yeneen i ponk nag ñu gis ne xëy na bu boobaa dana gën a leer lu ci mel ni bàyyi néggandiku bi nga xamante ni ñi ngi koy sàkku ñoom avocat yu Khalifa Sall waaye tamit li nga xamante ne ni tamit jëm na ci mairie bi ndax dafa war a doon partie civile am déet loolu it tamit daañu ci indi leeral ñu daal di wax rek ci mbirum pétrole ak gaz bi nga xamante ne nag nee nañ feeñ na ci Sénégal boobu nëgë ni nag mu jurub coow kii di Ousmane Sonko moom am na ab téere boo xamante ne kon génnee na ko ci wàllu woowee téere ba nag jàppale ni lu toll ci ñaari téeméer la ak juróom fukk ak ñett ci xob ma ngi ca dëxëñ nag yorinu pétrole bi ak gaz bi ci Sénégal moom nag ci gis-gisam moom Ousmane Sonko mi nga xamante ne ni inspecteur des impôts la moom la mu xamle rek mooy yorin wi ñeel pétrole bi ak gaz bi dëppul ak yoon kilifa yi daal nañ ci war a taxawee des na bu baax a baax Faty Dieng Younous Diatta ñoo demoon ci bu muy fësal téereem ba. Ousmane Sonko bàyyi xel bu baax a baax ressources naturelles yi nga xam ne moom la Sénégal am lu toll ci ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñett ci ay xët ñu def ko ay pàcc yu bëri pétrole ak gaz loolu la téere bi wundu. Nous avons démontré quand même que l'État du Sénégal ne gagnera pas grand-chose de son pétrole. wan nañ leen ni leen gouvernement bu Sénégal li mu waroon gañe ci gaz ak pétrole am daanaka gañewu ko mënoon na gañe nag juróom fukki yoon lu ëpp li muy am bu fekkoon ne nag gënoon nañ xalaat ci mbir mi. ci ñaareelu pàcc bi itam wan nañ leen lu tax ñu wax leen ne leen ay njuuj njaaj am na ci loolee nag def nañ ko ci ñeenti dossier bi ci njëkk mooy mbirum Petro-Tim loolu nga xam ne nag scandale bu mag la boo xamante ne njiitu réew mi sax ci boppam mu ngi ci biir li ci bees moom mooy rakk ji di Alioune Sall nga xam ne nag rapport bu IGE sax daal dina koy wax kii di Aly Ngouille Ndiaye nag moom itam ay responsabilités am situé nañ ko. Nous avons établi les responsabilités de Aly Ngouille Ndiaye. À lui, c'est le sommet. Et c'est lui qui va organiser les élections de. moom Ousmane Sonko mu dellu siwaat ci ñàkk a joxe xibaar yi nga xamante ne si ñu yor mbir mi dinañ ko def mu aju ci pétrole muy woo askan wi ñu gën a ibbi seeni gët saytu li nu moom. J'appelle le peuple sénégalais à un sursaut. À un sursaut. damay ñaax bépp sénégalais muy jug nag di càmbar mbiru pétrole bi ak tamit mbiru gaz bi ñu xam ne suñu yëfu bopp la fokk mu am lu ñuy càmbar di ko càmbar bés bu nekk nag dafa war a am li nga xam ne moom la ñuy wax ay lanceur d'alerte waaye lanceur d'alerte yooyu tamit maanaam bu dara xewee ñu tëpp wax ko ngir askan bi xam ko wante loolu itam balaa moo mën a antu faw mu am ñuy jóg di ko dox di ko xeex bés bu jot. L'inaction ou la passivité des Sénégalais. C'est ça la vérité. Ousmane Sonko di ñaax itam askan wi li nga xam ne moom mooy pétrole ak gaz ci réew mi ñu gën koo bàyyi xel. Quand les gens disent pétrole génnagul sax ñu ngi rey wax j'ai mal quelque part parce que li nit ñi xamul mooy décret yi Macky Sall signé tey su doon dans 20 ans le pétrole di génn décret yooyu ñooy wax naka la ñuy séddalee pétrole bi diggante tubaab bi ak ñun. Décret yi mu signé tey c'est ça qui régira quel que soit le nombre d'années qui passeront. En 2022 on dit qu'il y aura les premiers barils. C'est les décrets que le président Macky Sall avait signés en 2012 renouvelés en 2016 qui vont définir les conditions de partage de ces produits-là. Ousmane Sonko di wax askanu Sénégal ci biir téere bi ni am nañu sañ-sañ samp ay laaj jëmale ko ci wàllum pétrole ak gaz ndax ay ressources la moom inspecteur des impôts bi ne pétrole nag dafa mujjee nekk enjeu bu am solo ci doxalinu àdduna loolu nag tax na ba nanu ko yoree ci réew mi waras na cee indi ay leeral. Rapport bu Timis Corporation Abdoul Mbaye mi fi nekkoon jiitum jëwriñ joxe na ci moom gis-gisam ute nag ak li nga xamante ni moom la ñu doon wax ca gannaaw nee na nag li nga xamante ni moom mooy Petro-Asia samp nañu ko ay bis lu ko jiitu nee na nag capital ba $10,000 la bu ñu ko xayma juróomi million la ci suñuy koppar ñu teewlu ko moom Abdoul Mbaye ci micro Faty Dieng. ndax ki ñu doon jox pétrole du Sénégal moom moo doon liggéey ak Aliou Sall di ko fay ba Aliou Sall wax na ko sax moom ci boppam ku ñuy wax Frank Timis moom nangu na ne Aliou Sall dimbali na ko lool ci pétrole bi nga xam ne jot na ca loolu doon benn waaye li gën a metti
li gën a métti mooy décret boobu li indi ñu mën a jël pétrole Sénégal jox ko société boo xam ne xamul dara ci pétrole amul alal bu ko mën a liggéey amul technicité bu ko mën a liggéey ñu jël pétrole du Sénégal teg ko ci loxoom lii mën a indi loolu mooy lii indi woon loolu mooy dañu nax ministre yi. yéen jamono jooju xamoo leen woon ne Aliou Sall xamuñu woon ne société boobu mënu ko li ñu bind ci rapport de présentation boo xam ne Aly Ngouille Ndiaye moo ko signé te ñun ñëpp ñu sukkandiku ci loolu soog a mën a nangu ne décret bi war nañ ci ànd ak président moo dina dañu waxoon ne société boobu bari na alal yàgg na ci utum pétrole yàgg na ci liggéey yëfum pétrole te loolu doon fen kese bi ñu saytu mbir mi liñ ci gis mooy société bu bees la woon ndax toogutoon sax ba am ñaari weer benn ñaar $10,000 maanaam juróomi million moo doon capital am juróomi million xanaa Sénégal yi yëpp fii mën nañ ko indi ñett ñu ne ay investisseurs yu bëri yu nekk Asie benn ni képp bu ñuy wax Wang moo ca nekkoon actionnaire te société boobu it ay weer lañ ci teg kenn gisatu ko. kàddu yooyu nag mu yëkkati ko ca Ousmane Sonko ba muy rek dédicacé kon téereem boobee Thierno Alassane Sall moom it ma nga fa njiital République des valeurs moom la mu wax rek ma nga jëm kon ci permis mu ne nag dana ko war a rek kon yëkkati bu fekkente ne bëgg nañu nag Sénégal yi mën a nag jotee ci njeexital yi nga xamante ni mën naa am ci pétrole bi ak ci gaz bi kàddu yi mi ngi ko yëkkati moom it ni ki démb ca cérémonie boobee ñu teewlu ay kàddoom ci micro Fatidien. damay wax souvent affaire pétrole ak gaz contrat yi 25 ans lay doon renouvelable 2 fois 10 ans donc 45 ans yoo xam ne ñi koy signé ak ñi koy teew dinañu fi jóg lu yàgg fekk li ñu signé woon continuer di wéy te boo ko xasee signé pour nga soppi ci dara day jafe donc bala nga ciy signé dara da nga ko war a saytu seet ko xool ndax njëriñu réew mi la benn. ñaar comme bëri na débat tey comme ni ko xalaat yu bëri génnee ci biir salle bi lépp loo xam ne def nañ ko ci te man loolu laa taxaw nañ ko war a leeral pour que ne serait-ce que pour ñu jàngat ci ak loo xam ne aussi war nañ ko mën a soppali bala muy wees ñu soppali ko damay fàttali ni rek ni am na fi ay rapport IGE yu ñu tudd ci salle bi yoo xam ne man mii sama wàllu bopp ba ma génnee ci gouvernement bi laa ci jot parce que dama ko lire ci internet ci Baba Aïdara ba mu ko publié après ma démission donc dama jàpp ni que comme bu guleet ñu fi publier ay rapport inspection générale d'État te publié woon nañ fii ci mbirum chantier Thiès publié ci ak yeneen donc tey ji warul nekk benn problème pour ñu publier rapport IGE ak mbooleem document yi nga xam ne mun na jox sénégalais yi ñi nga xam ne ñoom moom pétrole be gaz bi te ci seen tur la ñuy agir ñu xam lu xew. ñu àddu nag ci grève bi nga xamante ne ni syndicat bi ëmb médecin yu Sénégal door nañu ko démb ak tey ak suba kon grève ñetti fan la muy nag docteur Boli Diop ak ñamu àndal ñoom la ñu bëgg rek mooy nguurug Sénégal kon bañ leen a tànkamlooti ci seen i jafe-jafe ak li nga xamante ne nii xaatim na ko jëmale ci seen i condition naka noonu it ñu def ab taxaw seetlu fële ca hôpital Aristide Le Dantec foofee ñu gis ni kon grève ba topp nañu ko bu baax a baax ña fa ñëwoon nag daa ji tawat ba ci ña leen di gunge ña ngay ànd nag di naqarlu lu ni mel ne boo moyul nag dana indi njeexital kon ci pajuma foofee dañ ci ànd ak Mame Biram Diouf Mohamed Dieng. mu doon ab bëccëg bu spécial ci ñi feebar ñëw fii ak it ñi nga xam ñu ànd ak ñoom mbetteel la ñu jëlee ci grève bu SAMES gi ñu amal mer tax kon ba ñuy ñaaw lu ni mel. maa ngi nii rendez-vous mais bu ñëw ñu ne xaar leen fii ne xamul woon médecin dañuy grève mais ñu ngi leen xaar malade baa ngi nii fi nekk biir bi moo am problème fi nekk guddee bëccëg du nelaw mais xanaa koy sooy grève kay mais xanaa dana am service minimum mais fi nekk du am doo gis koy waxal fi da ngay ñëw jël taxi fay 10 000 francs ñëw suba nga dafay booy dem fay 10 000 francs Kër Massar ci koo xam ne liggéeyoo loolu fan lañ ko teg. maa ngi yore malade bi dafa sonn léegi man tamit maa ngi nii man dama sonn parce que fii boo fi nekkee da ngay sonn da ngay dem ba yow da ngay feebar sax xam nga loolu tamit métti na man sax wax moom mënuma ko wante nag lii dafa métti. jafe-jafe malade yëpp
je pense que gouvernement mooy responsable parce que depuis 4 ans ñu ngi koy artu depuis 4 ans ñu ngi koy woo ci ay négociations depuis 4 ans ñu ngi koy jox ay yoon pour ñu bañ a yegg si fii parce que comme loolu rek bu suñu protocole d'accord war nga appliquer. docteur Boli Diop xayma gu mu def nag ci mi-journée bi ci grève bi lu dalal seen xel la. gis nañ ni service yi fi nekk yëpp Dantec suivre nañ le mot d'ordre tàmbalee ko par bloc opératoire yi woon opéré ñu service yi woon consulté wu ñu li fi xew daal mooy lépp lu nga xam ne urgence jël nañu ko en charge mais à part loolu vraiment camarades yi de façon unanime respecté nañu mot d'ordre lool. di yëgal tamit li xew fii moom moo xew ci région yi parce que am nañ ay écho yu jógee ci région yi suñu naataangoo yi yëgal ñu ko. ñu mën a am retraite ci 65 ans waaye xool statut praticien hospitalier yi ak it nañ leen di fayee ñu gën kaa jaaral yoon doon seen i bëgg-bëgg ñu ñëw fii nag di lijjanti ay këyit jàpp ni nguur gi war na leen gestu. dafa jaadu parce que dañ leen war a jox ay responsabilité pour ñu mën a faj nit ñi léegi nit ñi malade yi mën a wér parce que malade bu ñëwee ba feebar ba ñëw ci médecin normalement médecin bi da koo war a jàppale parce que moom it amul lu may médecin bi moom la yaakaar moo ko war a defal muy feebaram mën a wàññeeku. médecin yi nangam seen bopp lañ fi nekkal rek parce que yow boo jógee fii. ñi nga xam ne grève boo nee ñu ngi ci ay yeneen clinique yooyu xam nañ ko dañ faj nit ñi wala ñu remboursé li ñu fi joxoon joxe ko fii nekk ça fait 80 000 francs maa ngi nii 25 000 francs ordonnance te fii nekk liggéeyum dara. nit a gën alal ñu góorgóorlu jàppale ñu ci ñun ñu nuy faj yaa ngi may dégg te yërëm ñu te yàlla tax. waaw ndaxte ñu baax lañu nag. bëccëg gu njëkk ci grève gi SAMES di amal hôpital bu Dantec yëg ko di ko làbbali doon yeneen bis yu nar a métti. ceeña feebar. Professeur El Hadj Niang moom mooy nag njiital service d'imagerie médicale bu hôpital Le Dantec muy fa ñuy defee rajo yaak yooyu moom nag mooy ki nga xamante ni moom mooy dox tànk jàmm ci diggante syndicat boobee ak kilifa yi moom nag la muy sàkku rek mooy ñu amal waxtaan wu ñoŋ ndax loolu kese mooy mën a tax ñu taxaw ci jafe-jafe yi ñu teewlu ko ci micro Mame Biram Diouf. li ko sooxe mooy ñàkk waxtaan ak ñàkk participer loo médecin yi ci li nga xam ni moom la leen di jox parce que nit boo koy jox lu muy liggéeyee da ngay seet li gën ci moom li mu soxla nga di ko jox bi maanaam bu dee nit ki dafa soxla kuddu nga jox ko fourchette naam fourchette baax na mais mënu si naan ñeex fourchette mënta ñaan ñeex liggéey itam noonu la liggéey bu ne dafa am lu mu méngool man gëm naa ni tey bu ñu dégloo médecins yi aussi toog waxtaan ak autorités yi ñu dégloonte bu baax ku nekk xam ni li nga bëgg moom la sa morom bëgg moo di nit ñi wér hôpital yi nekk hôpital yu baax yoo xam ni malade yi bu ñu fi nekkee seen xel dana dal ñu am set am ay douche di am lekk gu baax loolu la ñëpp bëgg loolu médecins yi bëgg loolu malade yi bëgg. ñiit ñi ngi wax seen i jafe-jafe muy nag waa UNACOIS ndax léeg-léeg ñuy jànkonteel ay jafe-jafe ca port autonome bu Ndakaaru naka noonu it bu ñu bëggee am visa ca ambassade bu Chine dañuy am ay jafe-jafe loolu yëpp nag wax nañu ko ba ci nag nee nañ yeexaay bi nga xamante ni nemmeeku nañu ko ci seen diggante ak ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy kilifa yi war a taxaw ci seen i jafe-jafe ñu ne nag lu jëm sax ci wàllu visa yooyu am na ab guerre bu ca am démb lañu ko wax ci seen janook taskatu xibaar yi Ibrahima Kane. ci réunion bi mu doon amal ak i membre am UNACOIS nag doon xamle jafe-jafe yi nga xamante ne commerçant yi ak opérateur économique yi ñu ngi ko jànkonteel bokk na ci jafe-jafe yooyu port autonome bu Dakar ñu ne nag importateurs yi lu tar lañ fay dund laataa ñuy jot ci seen i marchandises. bu fekkee ne commerçant bi ci boppam pour mu tukki mënatul a am visa bu góorgóorloo ba am visa indi conteneur fii portu Ndakaaru bu ko daan génn ci fukki fan. tey dina toog juróom-benni weer conteneur bi doog a génn kooku amatul intérêt ci tukki. boo indee conteneur la nga war a fay douane pour mën a génne conteneur bi loolu nag code bi daf ko teg ci la nga jëndee marchandise bi ba ñu defal la ci facture boobu nga yóbbu ca Cotecna mu attesté ko mu ne ay la yéwén vérifié naa ko njëg yi ñu bind ci facture bi ne moom la marchandise bi jar effectivement loolu la jar boo leen indilee facture attestée par Cotecna boo ko indee sax douane da koy bañ. leneen loo xamante ni mu ngi gàllankoor ci secteur bi mu di visa bi ngir am ko fële ca ambassade bu Chine UNACOIS xamle sax ne dafa am guerre gu fa am boo bëggee teel a jot sa visa. procédure bi ñu daan defee visa soppi nañ ko durée de traitement wu
dossiers yi gën naa gudd lu ñu daan traité ci 15 jours léegi mu ngi jëm ci 3 mois voire 6 mois li ñu ci gën a métti nag mooy pratique yi ñu fa seetlu parce que am na ci ay démarcheurs yoo xam ne léeg-léeg ñu gàttandu la boo leen joxee xaalis ñu toppatoo la loolu lañ ne situation bu ñu bëgg mu dakk la. concurrence déloyale bi tamit bokk na ci leneen loo xamante ne naqarlu nañ ko loolee nag ñu ne du leen lu ko indi lu dul foire yi nga xamante ne fu nekk lañ koy organiser ci Ndakaaru ak tamit ci biir région yi. ku ne xam na ne jaaduwul ñu fekk marché ci biir marché ba fa ay commerçant toog installé régulièrement nga xam ne mooy seen métier janvier ba décembre foofu la ñu nekk di liggéey ñu bëgg faa organiser foire. li gën a mettil situation bi mooy non seulement foire yooyu daf leen di concurrencer mais de plus en plus aussi dañu gis ne ay mbokk chinois ak i indien ñu ngi installé ci biir marché yi di concurrencer sénégalais yi directement te sénégalais yi ci seen bopp mënuñoo am possibilité yooyu mënuñu koo am Chine mënuñu koo am Inde loolu la ñu bëgg a toog ak autorités yi wut ci solution. fi mu toll nii nag UNACOIS ne dina amal ay waxtaan ak autorités yi ngir ñu xool nan la ñuy saafara problème bi wante nag UNACOIS xamle ne bu lu ni mel antuwul dina jaar ci yeneen pexe ba mën ko saafara. loolu nag. Union des transporteurs routiers yu Sénégal ñoom nag door nañu ay waxtaan seen digganteeg nguur gi la takk der yi ak jëwriñ yi nga xamante ne nii kon ñoom ñoo war a taxaw ci seen i jafe-jafe bokk na nag ci sax waa douane ñu ne waroon nañoo teew ci assemblée générale boobee waaye union boobee nag dañoo sax mel ni ñu seen yaakaar tas ca ndaje ma jeexagul ñu ne nag la ñu doon xaar daal lu bare bari des na ndax ki nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu dem baak dikk ba teewul ca waxtaan yooyu waaye tamit gis nañu ne waa douane sax ñi nga xamante ni ñoom kenn waru leen te woon jiitu itam bokkuñu ca yooyu waxtaan ñoom góor a xuma nag ne boo moyul kon daañu delluwaat ci terrain bi jëm ci grève ñu teewlu ko moom góor a xuma moom mooy secrétaire général bu union des routiers bu Sénégal ci micro Pape Fara Gningue. waaw loolu day waxtaan la woon ak kilifa yi ci ne nañu arrêté coow li combat yi te ñu waxtaan muy dialogue moom lañ indi woon tey ñu séq ko ak kilifa yi gendarmerie police douane port avec pesage yu mel noonu ak ministère des transports ministre du travail am nañu ñëw am nañu ñëwut Abdourahmane wax na ko son premier adjoint wax na ko ci wàllu convention collective bi puisque liggéeykat yëpp am nañ droit retraite ba mu des transport moo tax ñu ne convention bi mu ngi fi nañ ko génn ci tiroir yi appliqué ko ministre du travail da war a imposer patronat bi pour que travailleurs yi ñu am seen signature contrat ñoom mooy tax mën a xew ñu neex bu ñu nañ fóot waxtaan ci biiram nekk te ñi nga ko war a bokkal gisoo leen kon dafa mel ni comme ni ko caméra yi waxee rek ñi nekk ci mbedd yi di xeex booy war rek ñu fekki leen ndax xam naa ne gouvernement bi dafa mel ni moom looloo ko yitteel bëggul waxtaan ku xeex ak moom la bëgg. supérieur bu fonction publique léegi tey nag ñu daal di koy samp du yàgg lool loole nag ñi ngi ko wax rek gannaaw ndaje mi nga xamante ne ni gouvernement bi ak intersyndical bi ëmb liggéeykat yu goxaan yi amaloon nañu ko lu ko jiitu nag ñu ne dinañ rek amal ab conseil interministériel loole nag ci ndoxteelu weeru mars lay doon ngir nag ñu daal di rek sëgg ci juróom-ñetti kon décret d'application yi nga xamante ne ni des na ci ñaar fukk yaak ñaar comité bi nag kon dina àddu ci poñ yu bare bari ñu ci ànd ak Pape Fara Gningue Pape Sangone Mbaye. nguur gi ak mbootaay syndicat yu collectivité locale yi jot nañoo am ab déggoo léegi ñu daal di taxawal nag conseil supérieur mu daal di jëm ci wàllu fonction publique. ñu doon seet rek fan la ñu toll ci li nga xam ne moo doon nekk ci jeexital bi waroon a génne ci loi bi ñu adopté ci 2011 bi nga xam ni la mu doon diir mooy ñu am fonction publique locale maanaam ci maire yi ci département yi moom ay fonctionnaires yoo xam ni dañu am statut fonctionnaire u collectivité locale loolu bi ko assemblée nationale voté ba président de la république promulgué ko dafa am ñaar fukk ak ñaari décret yu ci waroon a topp ba fii ñu toll ni tey fukk ak ñeent rek ñoo ci jot a génn. gannaaw ñetti fanu grève ñii di mbootaay syndicat yi yëngu ci wàllu collectivité locale ne dinañ gis ñi nga xam ne ñoo nekk base bi bu ko defee li nu mel ñu gën koo mën a waxtaanee. observé woon nañu ñetti fan ñu tuddee ko grève sur l'ensemble du territoire national grève boobu li ko sababoon mooy dañoo amoon benn dossier bu nekk ci loxo état bi ñu tuddee ko statut de la fonction publique locale wante ñun en tant que travailleur dañoo war a dellu ci suñuy kër waxtaan ak liggéeykat yi nga xamante ne ñooñu joxoon seen kàddu
pour ñu war a wax ak ñoom suñu delloo wax leen li ñu fi jëlee ci benn assemblée générale bu ñuy def suba. ci loolu ab comité interministériel la ñu fas yéene taxawal mu daal di sëgg nag ci laaj yi gën a jàmp naka noonu statut particulier yi. pour ñu gën a yaatal waxtaan wi jëkke ko nag ci nga xam ni am na solo muy situation sociale yi fi fekk moo xam indemnité départ à la retraite moo xam réintégration travailleurs yi nga xam ni ñenn ñi justice jox na leen pour ñu réintégrer leen matagul ñenn ñi kenn réintégrer donc ñoom ñu seet ca na mu gën a gaawee te ministère bi jël pexe yi pour bu fekkente ne am na lu ci war a rot ñu jox leen ko ñu seet naka la ñu koy defee. comité boobu nag dinañ ko taxawal njeextalu février jàpp début mars ngir nag juróom-ñetti poñ yi nga xam ne ñoo des ci wàllu décret d'application ci 22 yi ñu daal di koy appliquer. commune bu Daaru Xuddoos nekk ca département bu Tivaouane foofee nag du askan wa kese ñooy wax seen i jafe-jafe conseils municipaux yu commune ba tamit jóg nañu ngir rek wax jafe-jafe yi nga xamante ne nii gox ba ma ngi koy jànkonteel bokk na ci ñàkkum ndox ñàkkum courant nee nañ nag tool ya fa nekk kas néew ñu cay bay ay légumes bu mayul kon tool ya daañu ko ñàkk ndax carrière yooye nga xamante ni kii kon ña ngi koy samp ca commune ba Cheikh Anta Diop Sey Latir demoon nañ ci seen ndaje ba. fexe nag ba jàppale baykat yi nga xamante ñi ngi yëngu ci wàllu mbayam dër ci Daaru Xuddoos jàppale nag dëkk yu bëri nga xamante ni jamono yi amuñu courant loolee tax ñenn ci ay conseillers municipaux nekk ci commune bu Daaru Xuddoos génnoon doon nag yuppi li nga xamante ni am nañ ko ay gàllankoor. mbay mi 75% de la population ay baykat lañu ay baykat nag ku ko wax da ngay xëy dem tool boo demee ba amatoo suuf soo dundee nag soo bayee pour dund tool boobu amatul kon baykat boobu turu baykat amatu fa. néew fa nekk loolu nag la ñu bëgg président de la République jàppal ñu ci suñu commune bi pour que suñuy baykat jot seen i place bayukaay jàppal suñuy commune bi pour que suñuy baykat am ay kayit seen i tool bu usine bi passé mbay kese la ñu am boo xam ne moom la ñu war a dundee te population yi nag sonn nañu. leneen loo xamante ne nag conseil yi ak askan wi nga xamante ni ñu ngi yeewoo fële ci Diogo-sur-Mer li ñu gis moom mooy jamono yi dëkk yu bëri nga xamante ni ñu ngi ci Daaru Xuddoos de tey jii am nañu jafe-jafe ndox ak courant. bëgg nañu aussi ku ñu jàppale ci ndox. courant bi nga xamante ni yenn poté samp nañ ko xam nga dañuy naxewuñu moom na ñëw jël responsabilité moom le président de la République jàppal ñu ci courant boobu egsi fu demee ni que Ndiop Saaw fu demee ni que Kër Allé Gaye dem ba xonq yooyu am na foo xam ne samp nañuy poto am na yoo xam ne gisaguñu sax poto loolu nag tamit ñu ngi ko ci interpellé moom président de la République nga xamante ni moo ñu jiite ñun ñëpp ñu ngi koy ñaan mu jàppale ñu ci loolu. conseil municipal yi ak askanu Diogo ñoom sax nee nañu centre d'état civil bi nga xamante ne nag fa la ñu war a di defaree seen kayitu juddu daanaka ci atam 2014 ba 2018 centre d'état civil boobu amul nag ay registre te it sax ñoom nee nañ ñu bëri ñi nga xamante ñi ngi yeewoo ci Diogo ci bëri amuñu ay kayitu juddu. ñii moom doxum ñaxtu la ñu amal muy nag askanu Sadio ñoom nag nee nañ nguurug Sénégal daal la mu leen digoon kon defu ko bokk na nag ci defaral leen ay tali foofe naka noonu it mu fexe rek tamit ba ñu am ay jumtukaay yu mucc ayib yu dëppook jamono dañ ci ànd ak Mouhamed Diop Talla Samb. Sadio bokk ci commune yu gën a rëy ci biir département bu Mbacké waaye tamit bokk ci yi gën a naqaree dem askan wi am ay jafe-jafe yu tar bokk na ci yoon bi nga xamee ne moo jóge Taïf dem Sadio te ñoom askan wi ñu koy woowee jéggi siraat. de siraat nag turandoom ku ko xam mooy fan yow mal xiyam la ne kon xam nga ne ku jaar siraat ba agsi fii xam nga ne yaa ngi ciy difficulté. État du Sénégal depuis ay at yu bëree bëri mi ngi ñuy dégg promesse boo xam ne bii du ko tenir mukk te souvent dañuy dégg ñu naan Sénégal de tous Sénégal pour tous te loolu nekkul lu may slogan la dañoo jàpp ne loolu slogan rek la. doxu ñaxtu bi waa Sadio amal du ngir yoon bi kese waaye am nañ yeneen doléance yoo xam ne ñoo ngi koy yëgal kilifa yi ngir ñu xam ko. fii ci Sadio amut infirmier te pourtant lu ëpp 10 000 personnes ñu ngi fi yeewoo 10 000 personnes dëkk buñ nekk te infirmier amu fa xam nga ne loolu jafe-jafe la nit ñi dañuy déplacé wu fii ba Taïf di def consultation jigéeni wérut yi ñi ngi niihan buñ demee pour def consultation ay jafe-jafe yu rëy la ñuy am gis ngeen transporter nit ñi diggante fii ak Sadio nu mel loolu bëgg nañ état bu Sénégal mu wax ci ay problème yu rëy la boo xëyee fii di dem Taïf oto bi ngay dugg fii daanaka ay malaati kese lay sëf loolu xam nga ne buñ ne Sénégal dana émerger ak lii nekkut
fii boo dikkee Signy gi yéen boo ñëwee amul benn village boo xam ne bii am na fa électricité Gambeel du Ngaraaf du Gayna du Banan du fenn amut électricité loolu xam ngeen ne jafe-jafe la. commune bu Sadio ñaar fukki dëkk ak juróom ñoo bootu ci ginnaawam askan wi fa yeewoo ne mënatuñu woteel nguur goo xam ne daanaka day mel ni faalewu leen benn yoon. ñu dem ba diwaanu Kaffrine mbootaay ga ëmb nag soxna ya ñàkk seen i borom kër ñoom ña ngay yëglu ndax ne nañ ña nga cay jafe-jafe yu tar ña ngay tàllal loxo sax jëriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk jigéen ñi ak fondation Servir le Sénégal ngir nag ñu gestu leen ndax ne nañ dañu leen a beddi ci lu baree bari bëgg nañu nag ku leen dimbali ci financement ndax programme yi nga xamante ne nii ña ngi koy teg kon ca diwaan boobu ci wàllu yokkute programme boobee ñoom soxna yi dañu leen caa beddi te monte day ñi ngi taxaw ci ginnaaw njiitu réew mi di ko gunge ñu teewlu ci Fatou Dembale moom mooy njiital mbootaay boobee ci micro Ibrahima Diémé. xam nañu sunuy maam nii fi toog ñii tey gisu leen fi ay xale de ay borom kër ngeen fi gis ñoo xam ne dañoo yore seen doom ak seen njaboot sunu doom yi ñi ngi jàng amuñu ku leen jàppale sunu doom yi ñii ay taximaan lañu moto jàmbur lañu yor amuñu ku leen jàppale ñoo yore sunu kër yi ñoo yore sunu dépense ñun ñi nga xamante ne sunu dañ ñoo tuddee les pensionnaires amuñu dara ñun sunu jëkkër yi service d'hygiène lañ nekkoon xam ku ne xam na ne service d'hygiène bariwul xaalis bu ñu retraité wala bu ñu dee ay pension alimentaire la ñu am pension 40 000 20 000 lu mu lay jëriñu la dara kon yooyu la ñu bëgg état jàpp ci état gestuñu xam nañ ñun ñii kat fii la ñu taxaw tey jii maanaam ndimbal ya amoon ca jamonoy Senghor booba ñun ay xale lañu ndimbal loolu la ñu gis tey Macky Sall yoon woowu mu taxaw ci kon tey dañu takku taxawal suñu mouvement bi nga xamante ne mooy M66 pour une nouvelle majorité boo déggee M66 mooy Macky Sall dañ ko faloon au premier tour en 2012 avec un taux de 65% ñun nag ñu fas yéene tey yokk 1% ci ñi nga xam ne mosuñoo voté ak ñi nga xamante ne dañ doon politique ba sonn amuñ ci dara daal di yokkat toy ñuy woo nag képp koo xamante ne bëgg nga taxawal lu mel nii ci 45 départements yi ñun porté nañu volontaire pour ñëw jàpp fa te sa gox fekk la fa mën a ñëw waxtaan ak yow ci lii nga xamante ne ñun moom la ñuy taxawal nga xam ne suñu combat la ñun ñëpp. ma ngoog kon Ibrahima Diamé ak Omar Ndiaye ñoo doon taataan ay kàddoom ñu wax ci championnat d'Afrique des nations 2018 ñu koy amal nag ca Maroc tey jii la ñu fas yéene rek kon amal demi-finale ba nag bu njëkk ba dana boole Libye ak Maroc ca Casablanca lay doon Libye nag gannaaw ba nga xamante ne rek kon dafa dóor Congo Brazzaville ci tir au but bi beneen demi-finale bi dana boole Soudan ak Nigéria ñu fas yéene ko kon. Joué ca Marrakech loolu it dinañ ci dellusiwaat ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéenekaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf garde côte yu gànnaar yi fetaloon fàllu mu faatu leeral nañu li indi jëye ji ba ñu yegg ak moom ci dóor ko bal biñ le quotidien l'armée bu Mauritanie ñoo génne ab communiqué di ca wax mbir yaak na mu demee nee nañu ca communiqué ba keroog samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier garde côte yu Mauritanie dañ doon patrouille ci géej gi ci la ñu séenee genn gaal goo xam ne juróom-ñeenti mool ñoo ca nekkoon gaal gi Sénégal la fekk baax garde côte yu Mauritanie yi ñëw ca ñoom gis ne dañuy napp te amuñu autorisation ñu sant leen ñu arrêté gaa ñi bañ ñu insisté gaa ñi bañ ba nuppi wëlbati seen gaal bëgg a mbëkk gaalu garde côte yu Mauritanie yi ca la garde côte yu ubbee ay sox ci gaal gi ngir yàq moteur ba gaal gi mën a fay ndekete bali fetal yi am na benn bu ca laal kenn ci juróom-ñeenti mool yu nekkoon ci gaal gi mu jële ci gaañu-gaañu ginnaaw bi ca la faatu kookee ca faatu l'observateur nañu mi ngi nii Serigne Fallou Sylla la tudd ab njàmbur la bu jàmbure ma nga cosaanoo ca Louga ca quartier montagne soxna Fatou Ndiaye mi jur ndeem si yàlla Fallou Sylla xëy wax lu daw yaram ci l'observateur nee na moom it ma nga woon ca manifestation ya àndoon ak askan wi doon ñaxtu te booba xamul woon ne doomam ji faatu di Serigne Fallou Sylla moom la askan wi di jooye ka ñaxtu la Sénégal nañu waa Gànnaar di Mauritanie wàllu provocation di ak tooñ fa la ñu teg li tax ñu rey Fallou Sall journal bi tegal ñu ci ne Thierno Ahmed Tidiane Ba xalifa bu Medina Gounass gisee na démb ca Mauritanie ak njiitu réew Mauritanie di Mohamed Ould Abdel Aziz li ñu doon waxtaane laas nañu xamu ko waaye dem dikk lu andi ak dal ci diggante ñaari réew yi bokk na ca président Macky Sall bokkul ak kenn xët mu njëkko direct info yëral journal bi ca Addis Abeba ga ci Éthiopie fa la waxee ay dëggam yu wex xat la woon ci àll Boffa Bayotte ba ca Casamance ak ñañu fa faat la xewoon keroog samedi ca waaxi Mauritanie ba ñu faat fa benn moolu Sénégal syndicat yi ci réew
réew mi ak seeni ñaxtu ba ci kujje politique gi jébaane processus électoral bi ci réew mi lu ci nekk yéenekaay bi nee nañu njiit réew mi wax na la mu ca xalaat l'observateur nañu ponk boobee mu di système électoral bi Macky Sall nee na li gaa yi bëgg mu di jël ab militaire def ko ministre intérieur loolee xalaatu ko du ko def nee na it syndicat yi ci réew mi ak li ñuy ñaxtu fan yi di ñëw moom président Macky Sall dana leen woolu toog waxtaan ak ñoom ba ak déggoo am ci seen biir ndax li ñu naan wàllu rémunération dafa amuk loomaate gu ca am Casamance ak la fa amoon président Macky Sall ne xel nangu ko inacceptable te li fekk moom mi ngi jiite réewum Sénégal yoon rek a fi dox Les Échos nañu Macky Sall dox na bu baax a baax ci ko opposition bi nee na bu dee gaañ yi dañoo bëgg mu jël ab soldat dip militaire teg ko ca bopp ministère intérieur dañuy sonal seen bopp rek waaye loolee du ko def te système électoral bi ñu ne dafa am ay njuuj njaaj Macky Sall ne njuuj njaaj yooyee ñu cay wax bu ci amoon kon du ñu dem ci élection may am 25% ca Touba Vox Populi nañu waaye moom Macky Sall Ousmane Sonko ak Abdoul Mbaye ak Thierno Alassane Sall raté wuñu ko benn yoon démb ci ndaje mi Ousmane Sonko woote woon doon te dédicace téere di livre bi mu bind ci wàllu gaz ak pétrole ñoom ñett ñëpp journal bi nee nañu daanaka yàbbi wuñu fa benn yoon Macky Sall ak rakk ja Alioune Sall tuumaal nañu leen ñoom ñaar ne ñoo caxat-caxatee mbiru pétrole beeg gaz bi ci réew mi La Tribune nañu Sonko yamu rekk ci tegi tuuma ci kaw Alioune Sall ak mag ja Macky Sall sulli na fa ay mbóot di ay révélation yu yéeme nee na Petrotim ay labajaki njuuj njaaj lu rëy la def ci pétrole beeg gaz bi te loolee Macky Sall moo ca jàppale rakk ja Alioune Sall quotidien nañu Ousmane Sonko ak Abdoul Mbaye ak Thierno Alassane Sall diw nañu Alioune Sall coowal pétrole bi ba mu ne najj xeeñ na ci xunn keneen ku ko xëy di joori doj moom Macky Sall l'observateur ne nañu moo di njiital parti réew mi di Idrissa Seck ci tournée bi muy amal ca Tambacounda jamono ji fa la jébaane nganuk Emmanuel Macron président bu France war a amal fii ci réewum Sénégal fa la waxeet ne àndub Occident ak Afrique weesul àndub may féete kaw nga féete suuf ma lay yàqal ngay muñ domination ak pillage ci la réewi tubaab yi ànd ak réewi Afrique yi tënku ci CEDEAO débouté nañu Khalifa Sall bil Soleil national avocat yu Khalifa Sall yi demoon ca kanamu cour de justice bu CEDEAO doon sàkku ñu dakkal nu mu gën a gaawee layob Khalifa Sall bi maître Seydou Diagne bokk ci avocat yu état bi nee na journaliste yu Soleil yi CEDEAO nee na gisul lu fi urgent ba ñu war a dakkal layo bi loolee nag li muy wane moo di layob ñoom Khalifa Sall bi dañu koy wéyal leneen lu ñu doon sàkku ca cour de justice bu CEDEAO ñoom avocat yi défense bi moo di ñu neenal tuumay ñu gàll ci ndoddal Khalifa Sall cour de justice bu CEDEAO nee na ñaar fukki fan ci weeru février dana ca wax la mu ca xalaat enquête dina kay nañu maire bu Dakar di Khalifa Ababacar Sall joxe na fukki kër ak ñaar tayle ko ne caution ngir mën a am ab liberté provisoire ajjuma ji di ñëw di ginnaaw suba journal enquête nee nañu lu bari ci lay leere ci coowal caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru Rewmi Quotidien nañu ñaari milliards ne caution ngirub liberté provisoire ana lu Khalifa Sall di daw bay daanu nañu daanu ji ci Libération site internet bi wane yëfi saay-saay ñu naan ko Séné Porno boroomam xëy na di waxtaan ak waa Libé nee na am na ay vidéo yu ñu dindee ci site bi waa DIC ak waa CDP ñoo leen ko sant njiital CDP di soxna Awa Ndiaye ni ñu ci biir Libération nekk Sénégal di seetaan Séné Porno loole moom mënatut a nekk Vox Populi nañu waa CDP di commission protection données personnelles ñoo ngi sàkku ci premier ministre bu Sénégal Mahammed Ibn Abdallah Dionne mu tëj Séné Porno boroom Séné Porno di Kocc Barma ni ñu ci xët mu njëkku Les Échos loole moom mënut a nekk nee na li tax mu taxawal Séné Porno mooy jikko yi ci Sénégal la bëgg a raxasaat assainir Sénégal moo ko tax a jóg léegi Séné Porno tax na kenn ñemeetu la def ab sextape Kocc Barma administrateur Séné Porno teg ci ne bés bu yàlla sàkk 75 000 doomu aadama danañu visiter site bi te 75% yëpp Sénégal la ñu nekk. ñu koy jaajëfal bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye yéen sant nañu leen gërëm leen rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaay xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalul jàmm te di ko sàkku ci yéen.